ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yi ñi nga xam ne yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu ngi leen di dalal tey ci seen nouvelle vidéo bi wax ci entreprise bi di Auchan. Auchan di benn groupe bu mag de distribution bi ñu créé en 1961 te day intervenir ci dëkk yu bëri. Actuellement ñi ngi fii Sénégal implanté wu fii am ay grandes surfaces yu bëri ci gox yu bëri fii ci Sénégal loolu sax tax mouvement yu bëri jóg ak ay commerçant ngir xeex groupe boobu noonu nga xam ni frein la li nga xamante ni mooy économie sénégalaise rawatina ñi nga xam ne ñooy def le petit commerce ñu tuddee leen li nga xamante ni mooy baana baana mu nekk na xeex boo xam ne lu normal la parce que li nit ñi war a xam mooy tant que Auchan ak yeneen entreprise yu mag yi nga xam ne ci distribution la ñuy def li nga xam ne mooy petit commerce day gën di dee maanaam suñu yaay yi nga xam ne dañuy jaay jaayantu bu sew ak ñi nga xam ne ni ay commerçant lañ di jaay seeni activité day mujj dem ba dee naka lay deewee dina leer ci explication yi ñu leen di jox. li nit ñi war a xam mooy Macky Sall dafa signé li ñuy woowee APE maanaam accord de partenariat économique maanaam benn lëkkaloo boo xamante ni day dox ci économie yi nga xam ne mooy les pays européens yi nga xam ne ñoo signé accord bi ak quelques pays africains mu nekk loo xamante ni scandale la ndax comme ni ko olof di waxee longu koo yamal mbagg maanaam européens yi bu ñu xoolee seen économie moo ëpp doole li nga xamante ni mooy économie africaine moo xam ci wàllu transformation moo xam ci wàllu mbay moo xam ci wàllu production ci fànn yëpp ñoom ñoo ci ëpp doole leneen lu aussi mooy accord boobu noonu bis bu entré en vigueur li nga xamante ni nii mooy recette fiscale yi nga xam ne ñiy importé européens yi importé wala entreprise française yi importé li nga xam ne nii mooy ay produits recette fiscale yi maanaam li ñu war a fay ci ay fisc day wàññeeku ba 3% ci première année bi te dina dem ba 6% fii ak 2038 li nga xamante ni tamit mooy recette douanière yi maanaam li ñu war a fay douane day wàññeeku ba 20% te dina dem ba 31% fii ak ñaar fukki at. donc avantage fiscaux yi nga xamante ni importateurs yi dañ koy am maanaam importateur tubaab yi day tax ñoom ñu mën a wàññi produit yi nga xam ne nii moom la ñuy jaay maanaam bu fekkee benn boutique sénégalaise buy jaayee téeméeri dërëm ñoom mun nañ ko jaayee 400 francs suñu yaay yi nga xam ne dañuy jaay ay légumes maanaam di jaay benn légume kilo 1000 francs ñoom grande surface yi nga xam ne tubaab yi ko moom mun nañ ko jaayee 800 francs si noonu consommateurs yi ñoom lu yomb la ñuy wër dañuy dem jënd ci grande surface yi nga xam ne tubaab yi ko moom parce que moo gën a yomb ci noonu le petit commerce maanaam ñu woowee baana baana seen commerce day dee te malheureusement la plupart yi ñu woowee baana baana bu duggee ci kër yu bëri famille yu bëri ñoom ñoo leen yor parce que ñoom duñu mën a di jaay seeni marchandises parce que grande surface yu tubaab yi yor ñoo gën a moins cher te consommateurs yi nga xamante ni nii ñooy ay sénégalais lu yomb la ñu wër donc famille yu bëri nañ dem ba dootuñ amatuñu lekk dans la mesure où sénégalais yi nga xam ne ñooy jaay di def baana baana ñi yor ay boutique ñu ci bëri ay soutien de famille lañ famille yu bëri ci ñoom lañ yaakaar tey ñëpp xam nañ ni Auchan dafa am doole moo nekk 12e distributeur mondial maanaam moo jël fukk ak ñaareelu place ci àdduna bi jël 3e place fi nga xam ne nii mooy France donc dañu nekk benn entreprise bu am doole boo xamante ni nii bis bu ñu demee ba gën a dëgëral seen doole fii ci Sénégal ñi nga xam ne dañuy def njaayantu di jaay ay produits lañ dem ba dootuñu gisati seen bopp ci activité bi ñuy def moom nekk loo xam day am conséquence yu garaaw tax nit ki nga xamante ni jàngam soriwul ki nga xamante ni amul métier ki nga xam ni commerce kese la yaakaar pour li nga xamante ni mooy dundal njabootam ak fonder famille ak faj li nga xamante ni mooy ay soxlaam di nga ko pousser mu def ci naka su du doonu rawatina bu dee jeune tey ñi nga xam ne ñooy les jeunes ambulants la plupart yi nga xam ne ci daara yi lañ jógee wala ñu jàng ba am seen i diplôme mënuñu am liggéey ñu ci bëri ci commerce bi lañ nekk tey avec Auchan bu implanté wu ci dëkk bi commencé nañ sax implanté wu mais bu ñu demee ba gën a am doole gën a tasaaroo ci gox yëpp tey jeunes yooyu nga xamante ne nii jaay kese la ñu mën a def seen àdduna parce que jàng nañ amuñu liggéey wala ci daara lañ jógee jënd ak njaay kese la ñu mën a def comme activité seen activité dootul doxati te loolu mën na jur ay conséquences yu grave ay famille dinañ toog dootuñ amati lu ñu lekk parce que ñi nga xam ne ñoo nekkoon soutien de famille yi amatuñ ci lu ñu yàpp tey dëkk Afrique yu bëri comprendre nañ impact yi APE mën a def te dëkk yu bëri signé wuñ ko même temps Ablaye Wade proposé woon nañ ko dafa lànk ni du ko signé mais Macky Sall comme ni ñu koy wax gouverneur France la fii ci Sénégal jaay na Sénégal signé na accord boo xamante ni nii ëllëg dëgg la consommateurs yi dinañ jàpp ñu dafa yomb mais ëllëg répercussions yi mu war a am moo garaaw parce que ñi nga xam ne ñooy def petit commerce ñu ci bëri ay soutien de famille te ñoo yor famille te grande surface yooyu ma bantuwaat ko tant que ñi ngi fi ñooñu duñu mën a jaay parce que ñoom avantage fiscaux yu ñu am mooy tax ñuy gën a jaay lu moins cher te consommateurs yi ci ñoom la ñuy dem jëndee te leneen li ci gën a graaw mooy Auchan dafa nekk benn groupe de distribution boo xamante ni nii dañ ko tudd ci ay njuuj njaaj yu bëri maanaam dafa am ay dossiers yoo xamante ni dañ ko ci épinglé boo xoolee en 2015 dañ ko impliqué ci benn scandale fële nga xam ne mooy Russie maanaam dañ doon jaay ay yàpp yoo xamante ni nii dañ ne yàpp nag la ak li nga xamante ni mooy yàpp mbaam alors que nekk woon dëgg yàpp yi ñu doon jaay yàpp fas la benn agence sanitaire russe bi ñuy tuddee Roselcosnador ñoo defoon ay test te bi ñu génnee test yi dañ ne
yàpp yi nga xam ne Auchan moom la doon jaay dafa continuer ADN li nga xamante ni mooy yàpp fas. tey boo xoolee dëkk yu bëri dañu dàq Auchan seen biir dëkk pour ñu jóge fa parce que en dehors néewal doole bi muy néewal doole ñu ñuy wooyee baana produit yi ñuy jaay baaxul ci wàllu wér-gu-yaram parce que kenn xamul la lañ ko defaree te leneen li ci gën a yéeme Auchan dañuy faral di avancer li nga xamante ni mooy date d'expiration produit yi ñuy jaay maanaam seen yenn produit yi dañuy faire exprès avancer loolu date bi maanaam date bi bu waree jeex tel jour dañuy avancer date bi alors que produit bi périmé na mais dañ koy teg foofu seen biir grande surface yi di ko fa jaay pour mën a écouler stock marchandise bi nga xamante ni moom la ñu importer indi ko ci réew mi. donc ñi nga xam ne dañu bëgg lu yomb yaakaar ne Auchan moo ko doon dafa jëndee ñu ngi courir benn danger boo xamante ni seen wér-gu-yaram mën na ci sooxe. donc lii moo tax ñu bëri di xeex Auchan fi nga xam ne mooy Sénégal danger la pour ñi nga xam ne ñooy commerçant yi mais aussi danger la pour ñi nga xamante ni ñooy consommateurs yi utiliser seen produit. même su fekkee ni am nañ gouvernement boo xamante ni irresponsable la gëmuñu dara tubaab yi la ñuy jaamu loolu waruñu empêcher ñun ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi am suñu fulaay bopp xeex Auchan. mënuñu ko xeex nag ci wàllum yoon waaye mënuñ ko xeex ci bañ a jënd produit yi ñuy jaay mën nañ ko xeex pour bañ a daaneel ñi nga xam ne mooy petit commerce yi nga xam ne suñu yaay yi ñoo ci ne di jaay suñu papa yi suñuy frère ak suñuy sœurs yi nga xam ne ci loolu la ñuy dundee ci loolu la ñuy dundalee ay njaboot. donc c'est une question de patriotisme ak bëgg sa réew maanaam question bu bëgg sa réew la ku ci nekk taxaw si xeex Auchan ak sa manière. donc vidéo bi tey loolu kese la woon pour leeral lan moo tax Auchan bi ñu bëri di xeex lan moo tax. j'espère que sénégalais bu ci nekk am nga ci benn aperçu bu leer donc di leen wax ngeen partage vidéo bi pour que ñu bëri aussi xam lan moo tax ñu bëri di xeex Auchan li nga xam ne mooy présence am ak yeneen entreprise de distribution. donc loolu la woon pour nit ñi xamee ko noonu xam ne xeex bi nit ñi di xeex Auchan warul nekk xeexu mouvement warul nekk xeexu nit xeexu sénégalais yëpp la pour que ñu sauver suñuy doom donc vidéo bi tey loolu la ñu ngi leen di gërëm di leen jox tig daje beneen yoon ak beneen vidéo.